mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande te ànda ak barke nuyo yi faaxee ko AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellu si waat di waxtaan ak yéen di Tuesday programme mooy waxtaani bés bi bési tey ji dal di tolloog bésub talaata juróom-benni fan si weerub January atum 2026 comme nin ko gën a xamee rek si kàllaama angale tey la Tuesday January 6th 2026 gan gi tey du kenn kudut Mr. Amadou Jaiteh Mr. Jaiteh nag nekk na koo xam ne moom itam comme ni ko angale di waxee he is presidential aspirant maanaam dafa bëgg a bokk si jongante yi si njeexintali at mi moom itam nee na daa bëgg a doon président bu Gambia moom nag nekk na koo xam ne mus nay liggéey nekk legal advisor ak diplomate at the permanent mission of the Gambia to the United Nations in New York li ko dooree atum 2016 ba 2025 bin jox gannaaw nekk na koo xam ne liggéey na lu bari jëmale ko si li angale di ooyee multilateral diplomacy teg si dolli climate justice peace building human rights ak international law danaka li indi jàmm yëfi diplomatie maanaam diggante réew yi ni ñuy doxee waaye nag la ëmbal lépp li gën a rëy si liggéeyam yépp mooy wàllub loi gi loi àddina si ni muy doxee angale di ko ooyee international law bon Mr. Jaiteh mi ñuy waxtaanal nekk na koo xam ne boroom xam-xam la jànge na si place yu bari liggéey na tamit si mbootaay yi gën a rëy si àddina si bon kooka mooy ki ñuy waxtaanal li des nag si ban façon ngi nit la ak ku mu doon ak lu mu bugga ak lan la buggal Gambia léppa dineen ko laajte si biir waxtaan bi waaye nag si jamono yi moom mooy ki nga xam ne mooy ki formé dal di tabax parti bu ees bu ñuy ooyee People's Reformist Organization for Growth, Renewal, Equity, Security and Social Justice ñu xamee ko si Progress moom mooy ki jiite mbootaay mi te moom itam am na yaakaar pour bugg a bokk si élection si nga xam ne mooy ñëw si njeexintali at mi daanaka si ngaatal kii mooy sun gan gi bon donc li des mooy du def lu dut ànd ak yéen rek ñu daal di dem jëli sun gan gi Mr. Jaiteh maa ngi lay nuyu Mr. Amadou Jaiteh di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatal ndegem bi mooy njëlbeen yoon nga dal di ñëw AG radio di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk te di la dalal fi mu nekk Mr. Amadou Jaiteh ñu may la rek nga dal di nuyu wante sun déglukat yi jël benn minute nuyu wante ñoom balaa ñuy tàmbali laajte yi asalaamaaleykum waa askan yi asalaamaaleykum Saliu jërëjëf si invitation bi nga ma oo nii pour ma ñëw waxtaan ak sa déglukat yi ak suñu askan yi tamit suñu mbokki réew mi ñi nga xam ne ñoom yëpp li leen sas mooy liggéey réew mi si loxo bu baax te yow li nga wax nii lépp ba pare si man duma si mën a dolli wat dara wante di la jërëm te di la santa te pare di wax ñëpp ne maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen santa di wax ne man maay Amadou Jaiteh te li nga wax yëpp loolu la maa ngi pare tamit pour dugg si waxtaan bi ak yow suñu déglukat yi tamit ñu tamit dégga li ngay laajte ma try tontu si ni ma ko munee ba pare waxtaan bi mën a dem ci kanam so maa ngi nuyu ñëpp ñi nekk si panel bi ak ñi nekk di déglu képp ku nekk ak fu nekk maa ngi leen di wane jërëjëf
and thank you for listening. Thank you, Saliu. jërëjëf Mr Amadou Jaiteh si wax yu sell yooyu wax yu jekk yooyu ñu ngi koy rafetlu bu baax ndeysaan Mr Jaiteh say mboo xamee ne am na doomaani Gambian bu feeñ dal di wane bugaam si mbiri réew mi am interest lool si ni Gambia di doxee si jamono yi ba tax mu bugga nekk président Gambia ni ñëpp am interest bugga xam kii mooy kan te xam naa ne laajte yu bari ñun ñi laaj nañ la ko foog naa ne dina la laaj lu nekk ba laaj la lan nga dee lekka ñaata jabar nga am dina la laaj ay laaj yoo xam ne sax foog naa ne yow boo tëddee guddi léeg-léeg ba ko xalaatee di nga ree waaye ndeysaan li ko waral rek mooy bugg a xam rek kan mooy Amadou Jaiteh ndi te xam nga nit bu ñëwee ne dënkaleen ma réew mi baax na ñun ñi laaj ko yow yaay kan ndi te xamun la soo si biir laajte yooyu foofu la ñuy tabaxee dal di former Amadou Jaiteh mi ban façon nit la ndax buñ ko dénkee réew mi dina mun a antan réew mi am déet nit te gis nga Yaya Jammeh mi fi nekkoon si lim ñu dugal gis nga Adama Barrow fi mu dugal Gambia mu nekk loo xam ne lu daw yaram la te Gambia ni neneen buggu naa jëlaat réew mi dénk ko koo xam ne dafay wax di waxeet dig ñit ñi tas seen yaakaar loolu buggaatun ko njëlbeeni laajte bi mooy fan nga juddoo fan nga yaroo fan nga màggee si Gambia. jërëjëf Saliou maa ngi laa jaajëfal tamit si question bi ba pare di wax ne tamit laajte yi si wàllu boobu lañ toll fu mu nekk nii ndik ku jóg ne da nga bëgg a bokk si ñi bëgg a yor réew mi te di ko yóbbu si loxo bu man ak loxo bu am xam-xam tamit war nga pare tamit pour tontu nit ñi seen laajte yi dëgg la man Amadou Jaiteh Brikama laa jóge Brikama primary school fa laa jàngee ba primary 6 common entrance jeexali common entrance waxtu jamono boobu noonu fekk O levels jeex na si biir Gambie bi fii nii change nañ education system bi from GCSE to the grade system ñun nag tak boobu noonu képp ku nekk waxtu time yi Hallelujah boys bu nekk fan naa ñun xale yu góor yi bëgg nañoo dem St Augustine man it si ñi bëggoon a dem St Augustine high school laa bokkoon maa ngi def suma Hallelujah time boobu noonu ak ñu bari xam nañ turi rebellion dama ko dee waaj di ko tudda si suma interview yi parce que time boobu noonu suma time Hallelujah man it maa ngi nekkoon si mbiri si dama daan yëngatu si mbiri music munuma de wante dama si xaw na yëngatu trop ndik bu ma gisee suma morom koo xam ne la mun na dara dama ci dee mun a duga ba mel ni man maay borom saf sapa dama fa dee sap saba gis nga ko rébellion mu ñu tudda Bafodé Dramé ñun ci ni ko woon waxtu boobu noonu jamono boobu noonu ñoo jóge France ñoo parents am yi dugal ko fa na am na French school bu nekk Kanifing su ma fàttiwutee fa la duggoon waaye after bi mu jeexalee foofu noonu jeexalul sa de waaye dafa soriyoon tuuti gars yi yéene ko ñu ne pour mu dem jàngi si English kii di papaam nag fii la nekk Brikama so bi mu ñëwee gars yi isi ko fekka ñun ñu ngi grade 6 gars yi isi ko grade 6 parce que time boobu noonu passé woon na nekk dem di ko doore ay primary 2 3 yooyu noonu mun na dégg na English te mun na ko binda time boobu noonu so ca lañ ko isi woon su suñ classe primary 6 right mu ñëw nekk ñun di same classe waaye rebellion nekk koo xam ne na bugg a yëf yu wéy ay yëfi sabar si biir classe bi ba ñu ko ooyee Buju Bantan ndég da ko ba munoon di imitate Buju Bantan trop si musique am so man nag mu ñëw nekk koo xam ne la mu close ak man trop because maamam ki jur yaayam kooku ak suma papa ñoo daan business Liberia si business yi diamond ak gold ñoom seen kër maamam mu ngi nekkoon Alhaji Lamin Silla kiram mu ngi laasuwaaf Banjul waa Banjul ñu bari xam nañ ko bu magi suma pala woon so bi mu ñëwee bés ñuy waxtaan after mu dem
muy waxtaan ak yaayam di ko wax suma tur kooku ne ko du papa moo nekk Alhaji Jaiteh tey nekk si Ñambaay noonu bori si tali bi noonu mu ne ko waaw mu ne ko kooku sa maam la so si lañ nekkee pour di gàttal rek waaw noonu lañ nekkee brothers and then man ma gis talentam ma ne ko ne waaye yow da nga am talent war nañoo def dara si lii so mu ne ma ne waaw wante xam nga ñun jaaxanka lañ suma yaay dama ko dee nuba ak suma papa si wàllu musique ma ne ko ne ma nit the same thing because ma ne suma papa ma allow so at this time Mr Jaiteh around ñaata at ngeen amoon si jamono ji waxtu jamono yooyu noonu fan na moom ne doon nekk 17 man ma nekk 16 or 17 18 because moom mag benn at yooyu noonu am ngoo jekk waaye this suma fàttewutee waaw bala coup d'état bi so ci la si lañ door di waxtaan si ab si mbir boobu waaye concentré si common entrance bi ñu pass choose Pa Diouf because tay wax jamono boobu noonu nangu ñu choose St Augustine High School so si lañ wax ne dañoo lu tax nanguwuñ ko woon because foofu suma school de waroon nga faa ñëw de foofu laa jàngee exactly wante fa laa mujjee nag waaye jamono boobu noonu bul fàtte gis CS yi ñu ngi ko stoppoon so ñun ñoo nekkoon fourth batch si ñi dem si grade system bi okay waaye du GCS around ban year la woon this time around about ban year la woon ban at this time common entrance bi was around about déedéet jum na man doo wane 16 or 17 94 déedéet so this was around this was common entrance in Kosi Bori 98 yes Bori 98 99 okay yes wow suma fàtte wute Bori 90 ndax 97 98 wow round about that time it was around about yes around about that okay si lañ waaw si lañ dem Pa Diouf parce que gars yi nanguwuñ pour ñu choose high school waxtu boobu noonu lan moo taxoon gars yi nanguwuñ woon ngeen choose high school waaw dañ change on system education from high school to grade system yaa ngi fàttaliku time boobu noonu da ngaa dem ba O levels form 5 nga jeex nga dem grade nga dem form 6 nga dem O levels nga dem form nga def A levels waa léegi dañ ko join noonu A level amatut time boobu noonu si grade system bi dañ ko génne ñu toon ko instead of ngay def 5 years si high school léegi da ngaa def 6 years so basically a combine of O level and A level. A levels, okay. Wante 3 years la. 3 years ngay def O levels. Grade 7 to grade 9 and then grade 10 to grade 12. Nga jël common entrance WAEC nga dem jël grade 9 WAEC exam waat then nga dem nga continuer dem high school léegi mooy senior secondary school so senior secondary school high school moo turn into senior secondary school. Okay. waaw foofu noonu nag 3 years nga faa def from grade 10 to grade 12. so noonu lañ choose parce que ñun suñ grade si baaxoon na si lañ dem Pa Diouf jógee Pa Diouf nag fa lañ choose pour dem St Augustine because loolu moo nekkoon si suñu xel. fa lañ bëggoon a dem. mu mel ni fa ngeen bëggoon daal fa ngeen mujjee towards the end. fa lañ mujjee towards the end. ok bi nga ñëw St Augustine kan mooy woon di principal Sabally nga tombé ndax kan. Sabally am fa woon waaye nekkutoon principal musée moo nekkoon principal ñu ngi ko ooyee musée Mr Mendy ok. waaw Fada moo fi am fa woon time boobu noonu Fada Jaaju tamit ma fàtte wute. waaye Sabally am fa woon. Sabally am fa woon nekkutoon principal. ok waaw Sabally still head of physical PE. Physical education. waaw man ma faa nekk mooy woon suñ PE teacher. but this was in the 80s. waaw ok. Yeah. So this time ñun time bu ñu fa demoon because maa ngi jeexal 2001 so ñu fa dem fan boori 90 waaw moo tax ma ne la maa ngi jum si dates yi from the primary school level. Dates moom léeg-léeg den xare remember waaye is understood. waaw continue. waaye xam jeexal nañ 2001 so léegi 3 years behind in reverse order 2001 nga ñëw 2000 and 99 of course 99 98 99 academic year lañ si grade 9
dem St. Augustine Senior Secondary School. So jamono bobu non man fa demone with science with an idea of doing arts or commerce. Waaye jamono bobu non nak Father Murphy because am na ñu bari ñoo xam ne la pass nañ wante dañ ragal a dem science section. lu tax xanaa science dafa tàng. Science dafa tàng bro. So lu gars yi lu dee because science dafa tàng Father Murphy boo ñëwee ak sa results daf dee taxaw si bunta bi yow lan nga choose lan nga bëgg a def nga ne ko ne man arts laa bëgg a dem nga teg commerce mu ne la déedéet yow science ngay dem te dafa choose time boobu am nañ science 1 am nañ science 2 dañ safante dañ benn Father Murphy nag moo ma choosal science 1 man so man science student laa woon dama mujjee nekk lawyer wante si dorin bi nekk lawyer nekkutoon suma xel sorry nekk lawyer moo nekkoon suma xel waaye study science nekkutoon suma xel ndig science dafa saf da nga am pour dem study physics ak yooyu noonu ak maths bon man maa yow ñoo bokkoon ni doon xalaatee ba tamit ay physics ay chemistry musuma koo bëgga man tam art student laa woon exactly musuma koo bëgga waaye Father Murphy dama si pousse mu ne xanaa xamuloon ne boo bul ta nekk docteur mun ngaa nekk engineer mun ngaa nekk lile wonte anything tamit loo si bëgg a nekk tamit boo defee science in the future mun ngaa change mun ngaa wécciku sa discipline boo bëgg a dem mun nga see dem waaye boo dooree arts bi te commerce après nga bëgg a nekk engineer wala nga bëgg a nekk docteur dafa xaw a métti ma ne ko ne ok c'est la ma convincé ma def science wante science 1 waaye this bro it was very very tough because at the time suma help mu ngi yoon si musique mi trop bëgg a nekk music promoter bëgg a nekk music manager bu fekkee na sa beneen xarit bi ki bëggoon music moom itam daf la join St. Augustine's. waaw mooy Rebellion Bafodé waaw Bafodé tamit daf la join St. Augustine's. tamit join St. Augustine parce que ñoo demoon door Pajuf. yaa ngi remember ñoo sitandoor common entrance jógee common entrance dem Pajuf nekk foofu noonu 3 years si common entrance sorry si grade 9 bu ñu cité grade 9 pass dem Pajuf. moom nag loolu yoon na moom amoon na arts class suma fàttewute te foofu la bëggoon a dem because moom mun si mbiri music so man Father Murphy pusma to science. ok su jamono yi ana Bafodé moom. Bafodé fu mu nekk nii mu ngi Norway. ok mu ngi si music gi ndax bàyyi na music. mu ngi si musique bi ba léegi mu ngi fi jógee mu ngi jógee Gambia bu yàggu ni sax foog naa weeks ago mu fi woon mu ngi amoon fi festival demoon naa sax si festival bi. ok xam mbaa fecca nga fa de bi nga demee si festival bi. fecca naa kenn si backstage bi fecca naa noonu. waaw ma bëgg a xam rek Mr Jaiteh naka nga def ba yow Bafodé yóbbuwu la si musique gi ndax dafa mel ni common interest in music nga waaye at some stage yaa Bafodé daal da ngeen choose different ways moom mu jeexal St. Augustine dem Norway toppa music gi waaye yow tamit nga dem jàngi abroad lan moo tax ngeen part ways lan moo tax yow joinuloo music gi lan moo tax yow nga decide pour further sa studies. waaw exactly man doon ñëw si loolu sax. parce que ñun maa Bafodé buñ ko dooree ñu ko dooroon in our teen at the age of for na 17 18 ñu ngi dooroon time boobu noonu so man si managerial role bi laa nekkoon I've always been connected to managing people awma talent music waaye amoon naa talent management comme tamit si football tamit maa ngi dooroon tamit football si Brikama primary school wante mënuma see sori suma talent I don't think mun naa see sori waaye tamit mujj naa nekk coach si nawetani Brikama at some point. Okay. Mu mel ni daal naturally da nga am skills they manage people that is a natural gift. That's a natural gift I believe. Okay. So léegi so man si management bi laa nekkoon Rebellion man maa ko ma support ko si music am suma yeneen koto yoo xam ne la ñu daan liggéey jamono boobu noonu dem si ñoom la ci ay xaalis time boobu noonu fan na Galan Studio moo si gënoon a am doole Gambia si recording so ma dem Galan Studio gars yi ñu ne ma benn record mu ñu ko $75 time boobu noonu fan na 99 2000
ma ne leen ne ok amuñu xaalis boobu noonu wante man time boobu noonu su ma dem school St. Augustine's suma yaay def ma daan jox lunch suma lunch yooyu noonu comme pass la daal pass van dama daan teg suma pass van bi di join school bus ko moo gën a cheap suma moo gën a cheap ba pare suma school lunch tamit may ko teg foofu noonu pour ñu mun a am some money bu ñoo mun a def bu ñoo mun a jël dem record wante even man suma pass yi sax mutut maam pour dem suma benn koto kooku time boobu noonu mu doon liggéey education Ibrahima Salla mu jox ñu $75 pour ñu dem def suñu record kon man suma xaalis ñu use ko def ko pass fa lañ recordé suñu first song 141 time boobu noonu jamono boobu noonu yaa ngi fàttaliku Born Africans waaw Born Africans laa leen la dégg waaw laa leen la dégg exactly Rebellion tamit jamono yooyu la ñëwoon ak 141 praise the Almighty One and if you do that we shall live together as one togetherness. ndax mun ngaa fàttaliku woy mun ngaa woy bi fi mu nekk di ñu ko mën a woyal rek woy bi fala mun a em non sa jeyte yow mun nga ko def foo la ko bañ a woy déedéet nga maa ngi nekk presidential aspirant bu ma fay nekk di fulis lo suma boppa si loo xam ne mënuma ko ok Saliou nga paral ma rek waaw ok ñu robba foofu dem ci beneen single bi muy nekk rebel boobu nag moo nekkoon hit song we must rebel so boobu noonu la defoon Sons of Light mooy American yu ndaw yooyu noonu ñu nekkoon ci vidéo ñu bari xam nañ ko Gambia xanaa foofu la turam bi jógee Rebellion foofu la jëlee tur bi so tur noonu déedéet fekk tur boobu noonu already choose nañ ko boobu noonu tur bi nu mu ñëwee mun maa fàttaliku léegi naka la ñëwee waaye si waxtaan lañ nekkoon nii rek balaa 141 bi di ñëw 141 bi praise the mighty one balaa boobu balaa ñu ko génne fekk léegi ñu ngi plan pour am branding ñu doon try pour brand Rebellion naka lañ ko brandé so si lañ ñëw ñu ne Rebellion di Ricola en groupe parce que jamono boobu noonu groupe dafa bari woon so man sax maa ngi gisoon suma parce que groupe as a musician waaye after la réalise na déedéet lii mënut a nekk ay groupe because man duma dee wéy keneen ak keneen tam di wéy Rebellion kese moo dee wéy kon lii dafa war a nekk Rebellion di Ricola ñu nekk foofu di ko support si lañ change tur bi ñu génne fa groupe mu des Rebellion di Ricola man suma maas yi ñu ko support si management si wàllu management parce que ñun man duma dee wéy te duma dee fecce tamit si stage waaw so noonu lañ ko change mu nekk Rebellion di Ricola then ci lañ am those two very good songs door di perform every other outlet every programme nit ñi dañoo ñëw di oote di programme di book maa ngi doon make xaalis ma Rebellion time boobu noonu suma booking bi daf dee first step suma diary to time boobu ñaata ngeen daan am pour benn show ñaata ngeen daan am ba pare this time roundabout ban at la woon this would have been around 2000 because 2002 lañ jógee fii xam nga yang doon laajte naka laa dem study waaye xam nga maa ngi ñëw si loolu waaye this was around 2001 parce que dooroon nañ 2000 to 2001 lañ jeexal and 2002 lañ fly out together so this was all happening between 2000 2002 so leen defaan so time boobu ñaata ngeen daan am si xaalis dama man maa nekkoon manager bi dama daan charge $3,000 per show waaw so dama daan charge $3,000 per show yeneen guddi dama daan mën a am ay 3 shows per night so li ma daan def mooy dama daan hire taxi boo xam ne la bu dee dañoo dem Banjul si am foofu programme si âge bi dañoo dem taxi bi xaar for maybe 1 hour perform collect suñu xaalis daw maybe next one will be somewhere in Gunjur another 1 hour foofu noonu dawaat dem Brikama mbite feneen waaye Mr Jai tey yéen tamit buggee woon ngeen de guddi gi yëpp da ngeen am pour daaxee xaalis bi torop sax pour daaxee yenn saay dañoo organise comme yow mun ngaa organise ñu nekk ñu def ko percentage mun nañoo jël 40% comme yow yaay spend yëpp yow boo organise ba génnee sa expenses profit bi ñu share ko ñu jël 40% yow nga jël 60%. so dañ daan mën a def yooyu tamit nga xam ne duñ si spend xaalis. te at this time $3,000 si jamono boobu bari woon na de. bari woon na kañ bari woon na it was a lot of money. It was a lot of money at the time. moo daan toxoto suñ lu bari buñ daan def si musique bi lu bari ci ñoo nante
change on tamit suñ lifetime boobu noonu if you can imagine at the age of maybe now 19 20 yeah kontaan naa ne jox nga ma a background of who you are. This is very very important Gambian yi xam ko si yow so xaaral ñu fast track rek fi mu nekk bi nga demee ba jeexal St. Augustine's High School fan nga njëkk a liggéey si Gambia. liggéeyuma Gambia yaa ngi fàttaliku bi ma doon def lii all of this man ko doon def at the time I was going to school. time boobu yëpp student nga woon yaa ngi dem school. time bi yëpp student la woon man dem school. I remember bu ñu doon produce album bi sax dama doon liggéey with Majula Sounds Albert Market dama daan dem foofu na suma school uniform am na koto bu fa nekkoon ki fa moom Lamine Souare daf ma daan tooñ mu ne ma ne yow doo dem school nga pare nga xaar ba nga jeexal school nga concentré si music waaye yow fu mu nekk nii yaa ngi si music fan nga student nga wala musician wala businessman so waaye musuma liggéey Gambia jamono boobu noonu. ok so dama jeexal tout. bala ngaa ñëw si liggéey bi rek dafa am rek loolu laal rek ma bëgg la faa laaj question su ko defee nga continuer fa nga njëkkaa liggéey ndikte xam nga music moom at this time boobu leen ba maybe during this time tamit du ñaaka ñi dee toppa music dañ dee bugga dee rasta xam nga time boobu am na ñoo xam ne dañoo dem school sax di rasta di am problème seen teacher si lanata ñuy rasta den war a koomoo yu demee noonu ndax yow jaaroon nga si yooyu yow yaa ba foode am déet. déedéet ci ñun kenn rastawut because xam nga ñun suñ family boo xam ne la li ñu daan def nii yëpp dama daan hide from suma papa. ok mënuma nekk di yëngatu si music ba pare suma papa di ko yëg te suma rasta yi moom loolu mooy ne man si leneen. dina ko xam. ok so mënuma waaw leer na nañ soo jekkale fan nga njëkkaa liggéey yaa ngi dooroon bunta boobu soo dugal si bunta boobu fan nga njëkkaa liggéey bi nga jeexalee school St. Augustine's. waaw bi ma jeexalee so basically jamono boobu mun naa wax ne student ak music moo nekkoon suma liggéey because liggéeyu ma woon jamono boobu noonu mais bi ma tukkee dem Angleterre jànga liggéey so da nga jeexal St. Augustine rek dem Angleterre musuloo liggéey Gambia. waaw dama jeexal 2001 and then 2002 February ci la ñu yëpp tukki andoor man Rebellion ak yeneen ñu nekkoon di ñu dimbale tamit si crew bi am opportunité pour dem Angleterre pour play ak band bi. waaw pour dem play foofu noonu du band wante pour support Rebellion rek mënoon laa ko mën a waxee. waaw. waaw waaye da ngeen mujjee càng Angleterre daal. waaw exactly léegi bu ñu demee foofu noonu léegi fa lañ càng. Rebellion decide ne moom dafaa dem Germany am na ñu ko oon pour dem Germany pour mu dem foofu noonu dem liggéey dem perform foofu noonu ba Rebellion nag moom nekk na koo xam ne la moom France la juddoo so bu ñu doon dem Angleterre moom dafa fàtte woon passeport man maa ko jël def ko suma hand luggage parce que xamoon naa ne moom France la juddoo. te moom French passport la amee woon. French passport la amoon so maa ngi doon amoon this in my head ne it's possible ne suñu demee foofu mu na ko need waaye moom bi mu ñib si woon foogul ne na ko doon need anyway xaw ma li xew waaye bi mu fa demee si laa ko ne yow sa passeport nag sa French passport parce que si passeport yi Gambien la tukkee ma ne kon waaye sa French passport man paakoon naa ma ngi ko iswaale xaw ma ne di nga ko need or not mu ne ma ne maybe si la ko jël waaye opportunity ñëw war a dem Germany ma ne ko ne mun nga ko use nga dem Germany yow nga dem foofu noonu ñun mënuñoo dem parce que ñu amuñu woon visa Schengen visa or any other visa moom mu dem foofu noonu waaye bi mu fa demee ma ne ko ne léegi naka la dañu war a delloo wat am na ñu nekk di ñu xaar programme yaa ngi bari maa ngi jël bookings how about we go back. so at this time yow fan nga nekkoon at this time yaa ngi Angleterre. maa ngi Angleterre. waaw ok lu ma bëgg a mooy neen bàyyeegum ba Fodé soo nen ñëw si yow so Angleterre naka nga def ba xam nga jàng ñëw sa xel nga dem enroll si university ban university nga enroll lan mooy woon sa major lan nga doon study ak kañ nga jeexal bi nga nekkee Angleterre. jërëjëf Saliou so wante baa Fodé na fa la jeexee nag because moom si la ne moom mënut a delloowaat. because mënut a play music te du comfortable moom parents am yi nanguñ pour muy play music moom du mun a delloo so ma ne ko ne bon su fekkee ne yow doo delloo xaw man naka lay mën a delloo because yow laa nekk di manage man su ma dee lan lay def kon man si laa toog Angleterre man it waaye léegi ma xoolaat suma boppa bu ma nekkee Angleterre lan laa war a def mënoon naa apply school pour dem Angleterre wante dema with student visa
waaye tamit illegal umano time boobu noonu jamono boobu noonu so si la ne xaaral ma find ways naka laay mën a maintain suma status ba pare seet lan laay def so si la apply for college ñu change suma status to a student ma continuer foofu noonu di liggéey ak dem school ma realize ne lan laa bëgg a study si jamono boobu noonu of course do science what mun maa nekk engineer time boobu noonu te mun maa nekk tamit doctor amoon energy boobu noonu si laa ne xaral ma study criminology in college criminology la doore woon si suma access course in college bi ma defee loolu noonu ma pass that access course give me access to university dama am pour xalaat ban university nga nekkoon jamono boobu noonu maa ngi woon Nottingham am nañ foofu noonu ñaari two universities ba ñetti universities sax because Loughborough tamit is closer waaye Trent University ak Nottingham University ñoo nekkoon foofu noonu nekk option pour man am naa option pour génna Nottingham waaye fekk min naa Nottingham ba pare bugaatuma tuxu génna dem nekk feneen nekk student so ma ne xaaral ma choose Nottingham Derby Leicester Nottingham Trent ñoom ñu accept ma yeneen yëpp accept nañ ma waaye léegi dama am pour choose si travel or si walking distance si laa decide ne xaaral ma dem Trent University ba ma demee Trent University ma decide pour def law because time boobu noonu bi ma nekkoon college man doon def modules yoo xam ne modules si law la in criminology waaye this time ma ne xaaral ma def law general law so si laa def general law si modules yoo xam ne la of course Gambia yëpp general practitioner nga dee nekka bala ngay specialize in your master's degree so si laa def law at Nottingham Trent University for 3 years bi ma jeexalee foofu noonu si laa delluwaat ma decide ne xaaral ma defaa ngum tamit masters bala maa delloo Gambia si laa def masters waaye bi yoon bi nga def law LLB law nga jeexalee def LLM ndax pure law LLB law laa def ok after nga def sa LLM after si laa def waaw masters in international relations theories and practices and diplomacy waaye bi ma doon def loolu noonu dama am pour decide why parce que ñu bari dañoo xalaat tamit pour dem def another law waaye ma ne bii xaaral ma jaxasi ko tuuti c'est la def international relations waaye bi ma defee international relations masters ba jeexal jamono boobu noonu at this time this was in 2012 c'est la ne ok 2012 jeexal naa masters am naa law degree xaaral ma delloo Gambia dem seet lan lay mën a def si experience work experience so at this time mi nga delse mu ngi tombé jamono Yaya Jammeh mu nekk jamono ju métti jamono ju doy waar so bi nga ñëwee Gambia fan nga njëkk a liggéey waaw bi ma ñëwee dañ ma advice ñu ma demal PMO nga woon leen sa qualifications mooy personal management office ñoom ñu seet fan lañ yóbbu PMO ñu ne ma demal justice bu fekkee ne foofu noonu bëgg nga nekk foofu noonu na jël form fill ko submit ko fa laa dem si laa dem justice bi ma demee foofu noonu si jamono boobu noonu Pa Harry moo nekkoon Solicitor General in 2013 mooy Pa Harry Jammeh waaw in 2013 bi ma demee foofu noonu gisante moom mu ne ma welcome Mr. Jaiteh mu ne ma sa maas yi lañ dee xaar fii ne all the time ñoo xam ne la jàng nañ bitim réew ba pare ñëw bugg a liggéeyal seen jamono mu ne ma yow highly welcome si saa si mu ne man kañ nga mun a start ma ne ko ne yàgg naa fi de maa ngi fi léegi for like a month di enjoy sama boppa nekk semester wante léegi pare naa ne ko ne fi mu nekk nii sona naa suma xaalis sax fi mu nekk nii jeex na léegi war naa mun a liggéey suma ma pousse pour ma delloo te bu ma delloo waaye suma doore di liggéey xëy na mu baaral ma tuuti ma am some work experience mu ne ma ok amul benn problème mun ngaa start Monday ma ne ko ne waaw sala door the next week mu nekk Monday ma delloo liggéey mu ne ma fu mu nekk nii yow defanguloo sa baa ma ne ko ne déedéet mu ne ma ne ok kon léegi nañ la appoint as
public prosecutor mooy lawyer boo xamante ne si Ministry of Justice amanglo sa bar wante mun nga practice only at the level of magistrate court as a prosecutor as the level of police prosecutor. Why? The only difference is mun nañoo prosecute magistrate court fekk am degree waaye yow am nga degree, so your state prosecutor ngay nekk at the Ministry of Justice. Okay. Si fana po. Wow. So at this time fan la guy post Banjul na Birkama. maa ngi woon Ministry of Justice. So Ministry of Justice Banjul rek ngay nekk. Nekkuma si ron judiciary as a magistrate or as a judicial officer. No, ñoom am branches in Banjul and Brikama and yeneen place. Why Ministry of Justice boo nekkee a lawyer or public prosecutor. A public prosecutor also is not a full-time lawyer until you do your bar. You're not a fully fledged lawyer yet. Okay, so mel ni yow state public prosecutor nga woon. Wow. Okay. So loolu laa woon for 6 months. Sila dem fekk Gambia University, Gambia Law School gars yi door nañ di jël nit ñi pour ñu def seen bar. So man sila decide ne because bu ma door di dem court dama ko door rek ma am di feel ne lii loo xam ne la bëgg naa ko mun naa koo def ba pare ma door di ko enjoy bu may ànda suma collègues yi ñu de examiner di cross examine maa ngi leen a shadow ma notice ne lii loo xam ne la daal 3 months laa fi bëggoon a def waaye lii xaaral ma continuer def suma baax parce que su ma delloo Angleterre sax liggéey ma doon plan pour dem def mooy liggéey immigration law because defoon naa immigration law university te nekk immigrant tamit bitim réew especially in Europe and in England sometimes am na jaar yow day jaar dang di am this in mind ne su ma amee yeneen qualification mun naa def lii ma mun a bokk si ñoo xam ne la mun na ñoo dimbale immigrants yi génne leen si yeneen difficulties. loolu nekkoon na si suma xel trop because jaaroon naa si so suma deeloon loolu laa doon dem duga def waaye bi ma gisee practice bi nu moo mel Gambia like ko ma ne déedéet aral ma stay ma def baa si laa stay ma def suma baa bi Gambia for 1 year ma pass yàlla def ma pass bi ma passé gars yi jox ma a higher position this time ma nekk state council parce que léegi def naa suma baa oy nañ ma tamit si Supreme Court of the Gambia sol naa suma gown suma wig nekk na a lawyer, a fully fledged lawyer. Gars yi léegi jox ma beneen promotion mooy state council. State council nag mooy real prosecutor of Ministry of Justice. Si fana boo xam ne la mun nga appear in Supreme Court, in High Court, and also in Magistrate Court, in any court of the land. Wow. Okay. Waaye foofu noonu laa nekk bara ama dem New York. So dama doon xaar rek seet ndax da nga bëgg ma continuer wala ma xaar la nga. Very good. Waaw fi mu nekk foofu moom doy na so fi mu nekk ñu ñëw New York ndax nga def ba ak lan moo waral nga bàyyi Gambia ñëw New York ak ñan ñoo la indi New York. Waaw si continuation boobu la waat rek. So bi ma nekkee state council ma practice for another year. Jamono boobu noonu Mama Fatima Singate moo nekkoon justice minister. Ku déggu te ku xiw tamit ku mun a dooleel ndaw yi si jamono boobu noonu dafa strict nag wante su gisee talent daf ko dee mun a nocco ba pare mento ko man de nekkoon na suma mento daf ma daan jox file bari yoo xam ne la si files benn si files yoo xam ne la mun naa koo fàttaliku moom mooy am na bés bu Yaya Jammeh jóg rek mu ne dafa génn ECOWAS loolu nekk loo xam ne la bu mu defee loolu noonu Mama Fatima ñu ngi ko sasoon pour mu joxe
advisory opinion boobu noonu mu minute si file bi mu ne ñu jox ma ko because gisoon na si suma file def na international relations tamit xam naa ne daf ma doon test ndax suma international relations knowledge mun naa ko apply together with the law so bi ma isile file bi ma xool ko ma joxe suma opinion as an advice to the Minister of Justice léegi moom mooy xam nu mu ko doyee opinion bi mu ko gisee ba read ko mu ne ma like na sa opinion Mr. Jaiteh mu ne ma man ko dama bëgg nga printal ma ko ma sign ko ñu yónni ko State House parce que li nga fi wax mooy yëpp. yow lan nga wax foofu di nga ko mën a summarize briefly rek lan nga wax lan mooy woon sa opinion. In summary, my opinion was that a country cannot exist or succeed in isolation, especially if you belong to a block of countries. Mm-hmm. Then Major has some scenarios and some examples, and the amna obligations tamit you Gambia commit to. Lubari Gambia dafa am pour jaar si yeneen jaar yoo xam ne la su bëggee exit from the block du mën a nekk ak noonu rek nga eew rek nga ne da ngaa génn si block bi. It's beyond that, it's more than that. At this period of time, amuloo woon benn political affiliation at this time. Did it at this time? I was just learning. Man don't jàng. Bokkuloo woon APRC or any other party at this time. Did it actually at this time? If anything, maybe I would be a sympathizer of UDP. Okay. Yes. For no reason, UDP was never my party. I know UDP was my father's party. But you were a UDP sympathizer in secret, nekkutoon in the open. Nekkutoon in the open, but in the office, my colleagues ñu ma xam te suñu ma déglu tamit soo waxee ñoom ni la wax ne Jaiteh was always like this. I never hide my feelings, and even in my legal opinions, because jamono boobu noonu amoon na waxtu boo am na time boo xam ne la DPP du ma daan jox opinion on certain cases parce que man suma opinion has to be factual. su ma gisee dara gisuma dara te mu mën a def loo ma gis loo xam ne la gisuma ko. So Jammeh musula defloo dara, Mama Singate musula defloo dara against your legal background, against your conscience. Musula defloo dara. No, never. I was not at the level where Jammeh will even recognize me to give me something that will compromise me. It would be either Mama Fatima Singate or the DPP at the time, Barkun. But none of them. Mama was never the type that will force you into an opinion that is unlawful. Never. Okay. Not in my experience. Okay. Fi mu nekk ñu utali New York. Waaye bëgg naa xam rek bi nga ñëw New York ñan ñoo la yóbbu New York lan nga fa uti woon ak round about this time how old were you ñaata at nga amoon nga dem New York. Bi ma dem New York I think I would have been around 32 yes. Xam naa ne yaa ngi bëgg a dig into my age. Yes. It would have been around that time. So again it was the recommendation coming from Mama, the Attorney General at the time, because Jammeh mu ngi amoon project in mind, project boo xam ne la mu ngi ko bëgg a push into the United Nations. It's called reparations. Mu ngi bëggoon Gambia lead a reparations project. Yaa ngi mean reparation for slavery or some other kind of reparation? So, reparations for people, for Africa and people of African descent. Slavery. And not just, but also for restitution and atonement. More apology. For the crimes of slavery. For the crimes of slavery and colonialism. Okay. Yes. So he wanted to table a resolution on a project for reparation for people of Africa and people of African descent for the crime of slavery and colonialism. Following Lulu was a very bold, daring resolution. Your titulo on Lulu, how could you push this? In fact, on the contrary, the Masi Kontanon Torop.
dama si kontaanoon trop those kind of actions made me support Jammeh for Pan-African stance because man yooyu noonu fooguma ne yooyu war nañ ko bàyyi si gannaaw war ñoo bàyyi yooyu si gannaaw yooyu ñooñu moo ñu def ñun luñ nekka ñun we are Africans ñun the disrespect and the indignities that we have today or that is meted against ñun Africans or black people in general in Africa and in the Americas is because there was never an apology of the wrongs that were done, the ills that were done against Africans and peoples of African descent. Today, ñun nit ku ñuul in Europe or in America, they pretend what we are nothing to them. If you go to America today, you get abused by police officers because they feel like you are nobody. And worst of all is under the current presidency, gis nga li xew America. So Jammeh, exactly. his Pan-African stance definitely nekkoon na loo xam ne resonated well with so many Gambians. ñu ni laagoon neen loolu. waaye dafa amoon beneen side of Jammeh boo xam ne it was very destructive. waaye loolu moom waxtaani boppam la. waaye anyway, that Pan-African stand nekk na loo xam ne dafa resonate well with Gambian because boo seetloo ñun liñ suffer comme ni ko Bob Marley waxee 400 years of slavery, whether it was 400 or not, Bob Marley woy na ko. waaye boo ñëwee si Jews yi nga xam ne during the Second World War ñu ne 6 million Jews ñu ko ooyee di Jews Holocaust. waaye ñun our history is longer and more painful and more brutal. waaye you will never hear the African Holocaust. li nga dégg rek mooy the transatlantic slave trade and not the Holocaust. ñun suñ boss is far beyond Holocaust. waaye Jews yi gis ngeen àddina sang leen a protect waaye ñun the black people comparing to the Jews we are nothing. so jekkalil dama bëggoon a wax loolu rek jekkalil. No, and I'm glad that you said that. Loolu noonu kontaan naa si noo si jógee nga junj si loolu noonu because loolu am solo la. yi nga di Jews am nañ compensation am nañ reparations. Why? te am nañ apology tamit. Why? Because tubaab yi wey dañ si taxaw make sure ne loolu mu nekk lu am te nekk na loo xam ne tamit tax na tamit ba Jewish people ñu am respect. waaye gis nga bu African bi kenn bëggu see duga kenn bëggu ko acknowledge te loolu wax nga diga doo mën a nekk pan African ba pare ngay jaarale sa doomi réew mi si yeneen tolof yoo xam ne la tubaab bi sax def nañ ko yaa jëme façon nit boobu la woon diga la mun loo nekk di fightal nit ñi seen right for reparations ba pare yow sa bopp nga nekk koo xam ne la yaa ngi commit similar crimes against your own people. I disagree with him completely in its totality for that. Why this particular project that I was a part of kontaan naa si torop te li ma si gën a kontaan mooy li nga wax noonu Jews yi how they were apologized and Africans were not. man loolu moo ma sasoon si liggéey boobu noonu moo tax biñ bu mu joxee Mama Fatima Singate the Attorney General at the time the instructions moom it mu pass ko to one colleague of mine kooku mu call ma mu ne ma ne am naa fi file boo xam ne la file bu bori na de waaye tey xam naa ne yow façon xëy yi bëgg nga ko waaye soo ñëwee fekk maa ngi woon Dakar on est official trip dama ñëw rek si samedi boobu noonu dimanche si lañ dem village dem toog foofu noonu di ko study lan façon liggéey la musu ñoo def façon liggéey boobu noonu wante si lañ research ñu gis Durban Declaration on reparations for slavery si lañ gis resolution si lañ gis all the declaration what they were talking about then we learn more about it si lañ door di draft a resolution boo xam ne la mun nañ koo table at the United Nations ñu present ko to the president bi mu ne Attorney General bi ne I want this to be sent to the permanent mission of the Gambia pour ngeen door liggéey bi immediately when ko yoni to the permanent representative at the time who was Mamadou Tangara mu ne minister bi ne he is understaffed moom mu fa nekk ak député am ki si toppa mooy secretary am mu ne so dafa need a political officer and a legal advisor bu ñu buggee toppa this project because it's a bigger project the project boo xam ne dafa need skills of negotiation a lot of it waaye tamit mu advise ne
mun nañ koo door tamit AU nga xam ne la buñ dooree AU ñoom buñ ko endorsé léegi yaa ngi am 54 countries ñi ko endorse di ko moomalee seen boppa so bon su boobaa dina yomba UN endorse ko tamit exactly parce que moom it loolu la def dafa consult colleagues am yi ñu nekk foofu ñu ne ko ne lii boo ko bëggee isi fii si General Assembly is better na am African Union support nga xam ne la bu ñëwee in principle ñoo xam ne la sax gëmuñ ko waaye African country lañ dinañ gis ne lii nekkaatul résolution yi Gambia lii résolution yi Africa yëpp la ku nekk dinañ si gis seen boppa buñ si buggee dem against sax mënuñoo dem against publicly mu ne leen ne digga la waaye stratégie boobu lañ yóbbu AU demoon naa foofu tamit parce que ma yoon si file bi. So at this period of time around ban year la woon ban at la woon ak lan mooy woon sa portfolio in the permanent mission. At this time I was still in Gambia as State Council in 2015 to 2016. Still lañu dem AU in Addis Ababa, Ethiopia. Dem table ko foofu noonu ñu am the endorsement of the 54 countries. Delaware, Gambia. Yoni endorsement boobu noonu to New York. And then New York start the process. President Jammeh mu ne léegi dama bëgga ñu war a dem foofu noonu ñu dem. Ambassadeur bi tamit advice ne dëgg la si lañ dem. balaa so yow loolu moo la yóbbu New York. Loolu moo ma yóbbu New York to the United Nations. Okay. It was Jammeh's recommendation and approval. So it was the Minister of Justice recommendation and Jammeh's approval pour ñun ñaar benn political from Ministry of Foreign Affairs ak legal advisor from the Ministry of Justice. Okay, keneen ki nga xam ne on the side of the politics kooku kan la woon. Kooku mu ngi nekkoon Ousmane Fisco Njie. Okay. Moom Ministry of Foreign Affairs la nekkoon. Okay, so Lee was about 2015. So this time when we were going, the process started around 2015. While at the time ñun buñ doon dem that was 2016 April suma fàttewute April 2016. So December Jammeh dal di daanu. December fekk ñun door nañ suñ processes foofu noonu sax door nañ suñ preliminary meetings di All African Group meetings door nañ di liggéey on the draft resolution ñu door nañ di ko edit ñu bari di ñëw ak seen opinion seen language di ko change and then si negotiations yooyu la nekk sax in December coalition government bi win elections Jammeh daanu. So bi Jammeh daanoo liggéey boobu dafa continuer ndax liggéey bi dafa arrêté. Dafa arrêté immediately because bi ñëwee the current government ñu ne ñoom mënuñoo continuer ak project boobu noonu. Waaye project boobu is beneficial for the entire African continent lan moo tax Adama Barrow continuer wu ko. It is beneficial to the entire African continent dëgg la why the current government to be fair to them at the time it was not the right fight because it's a very sensitive project ba pare yaa ngi am transition government boo xam ne la yaa ngi need support of the West. ba pare plus government yi Adama Barrow bi it was new ba pare mu ngi soxla Western donors yi. Exactly. So moo tax ma ne la it's a transition government that needs all the Western support, the Western donor. Western donors cannot come to you. So boy, so fight for projects like this. Boo xam ne la yaa ngi bëgg pour ñu apologize, yaa ngi bëgg pour ñu admit seen wrongs for how many years back, hundreds of years ago. Boo xam ne la ñu bari si ñoom ñu ngi ko discount the one day was not them is something in the past. Waaye yow yaa ngi bëgg a ekkati loo xam ne la old wounds la so dafa tax yow yeneen projects yoo bëgg a transitional justice processes yoo xam ne yaa ngi bëgg a EU ñu fund la yaa ngi bëgg a peace building commission in New York the Secretary General's fund dafa delay lu bari. I understand. Okay. So fi nga xam Mr Jaiteh nga fast track rek li ko dooree 2016 yow kañ nga jógee New York 2016 ba 2025 yaa ngi New York ndax kañ nga ñib si Gambia. So 9 years laa fa def 2016 bi laa ñib si Gambia maa ngi fa woon 2016 to 2026 so maa ngi fa
Why? Yang for on 2016 but 2025. Yes, by 2025, mine in 2026. Yeah, by 2025. Okay. Small portfolio with a change from that portfolio of reparations. Why I was always a legal advisor, that never changed. And then so I continue as legal advisor, and then also focal person for the transitional justice processes, which includes TRRC, security sector reform, establishment of National Human Rights Council, constitutional reform. So these were all part of my file that I handle as a focal person for resource mobilization and also negotiations at the UN that I lead. And every participation of the ambassador or every participation of the president has to go through me and through my advice multilaterally. Yes. Mu mel ni during the time you spend in New York yëngu nga su bari lu demee ni climate justice, peace building, human rights, ba pare yaa ngi am international law background. So daanaka liggéey nga si mbootaay yu bari te bu ne United Nations nag mooy mbootaay bi gën a rëy si àddina si foofa kay moom ku fa liggéey moom xam nga ne di nga am vast experience booleeg knowledge bi nga xam ne yaa ngi ko jëlee sa educational background plus experience yi nga fa am. Brilliant. So lan moo tax 2025 nga ñibbisi nga jógee New York ñibbisi Gambia? So 2025 xam nga ñu ne boo nekkee apprenti sometimes dañ dee bugg tamit nga nekk si driving seat bi tamit. Apprenticeship dafa war a am fu moo em. nekk na maanaam yaaga nga nekk ndongo daara léegi daal da nga bëgg nekk sëriñ daara. Wow, exactly. Tey advice na for na 3 ambassadors ñoo xam ne la képp ku nekk luñ mun a wax ne loolu lañ achieve waxtu bu ma nekkoon New York duñ ko mën a compter te compter ñu ma siis because suma advice daf day important si ñoom si lu ñoo yëngoo yëpp mostly mun naa ne que man suma initiative wante ñoom ñoo dee jël crédit parce que damaa ñëw si ñoom ma ne lii laa initiate ma foog ne lii dina baax pour Gambia si ñooyu benn si yooyu ay Human Rights Council bu ñu nekk tey Gambia musta serve on the Human Rights Council waaye Human Rights Council dafa important trop ci dëkk boo xam ne la dang day yëngu si wàllu human rights protection and promotion te tamit soft power la ci dëkk yi ndaw yi nga dëkk bu ndaw boo defee liggéey human rights important dan de mun a protect sa bopp si ay fana yu bari multilaterally te dang de am doole boo nekkee si toog yooyu noonu boo nekkee si council yooyu noonu ñoo xam ne la sax duñ daan kontaan ba xam turi sa président dinañ ut yoon ba nu ñoo mun a wax ak moom duñ em si xam kese de waaye dinañ bugg a xamante moom pour ñu nekk si benn position si council bi dañ dee mun a so sa foreign minister daf day am importance boo xam ne la du ko mun a am gis nga multilateralism dëkk boo buggee am importance trial nga nekk ay si bu nekk a follower all the time trial nga nekk si ay positions yoo xam ne la di nga tuuti waaye di nga mun a punch above your weight parce que di nga nekk si ay place yoo xam ne la di ko yu mag yi yëpp benn vote rek lañ dee ku nekk benn vote lañ am si United Nations waaye yow sa vote dina important boo nekkee si toogaay yoo xam ne la United States nekku fa ñu te UK nekku fa dinañ la soxla yow dinañ la soxla yow so dina la soxla ak lu sa dëkk tuuti ak lu ñàkka dinañ la soxla because of the power of the vote. Exactly. So that was always my thing. Gambia mu nekk ci kaw rek ba pare di nekk ci kanam di lead processes boo xam ne la dinañ always call on Gambia parce que Saliou boo xoolee Gambia am nañ Gambians yoo xam ne la am nañ ñu bari si ñoom am nañ knowledge boo xam ne la fuñ dem dañ ci dee mën a am ndam ci seen liggéey ñëpp lañ xam. te Mr. Jaiteh loolu is so impressive about Gambians xam nga boo ñëwee Gambia xëy na da ngaa ne xëy na sax mun a am nga xeeb ñenn ñi suñ jàngkat yi te warul leen a xeeb waaye boo demee si outside world bi you'll be surprised Gambians they are everywhere ñu ngi liggéey si United Nations bari na Gambian yu faa liggéey
am mbootaay yi gën a am doole si àddina si Gambian yaa ngi fa ba pare ñu jàngaleen ñoom expérience leen ñoom xam-xam leen soo jekkaleel top positions moo tax dama dee toog ni rek am ku ñëw from European Union mu ne ma ne Mr. Jaiteh, but how come Gambia you're so small but your voice is so loud in this multilateral system? And some of them, they will come and say, I need something here. And then they will say, for Africa, you just go to Gambia. And then there is Jaiteh, talk to him. And then everybody wants to talk to Gambia. And when we go to other platforms also, you have Gambians there performing top high positions. And how are you able to do this when we compare it to your population? And then we just have very disciplined Gambians and knowledgeable Gambians that knows how to deliver outside. And it's just in our nature. Yeah. And they will think that so I'm going to use my help, Mr. Jaiteh. Surprise Lone, Gambians say they are able to deliver in the international world. Why back at home is another thing. Na lulu surprise la. Lulu surprise na ma torop. And lolu motax man maa ngi fàttaliku maa ngi toogoon ak Gambien ñu mel ni ñi ma nekk di wax ni duma tudda tur waaye maa ngi doon waxtaan ak ñoom si United Nations delegates lounge fa lañ dee am coffee maa ngi wax ak ñoom ne ñun fu nekk nii war nañoo jóg ñu dem Gambia ñu it ñu seet naka la ñoo mën a def suñu réew mu mën a dem kanam tey génne ko si loxo ñoo xam ne la mënuñ ko ñoom lu mooy local politics ñun local politics boobu lañ nekk di daw ndik bëgguñ suñ tur ñaaw ci local politics bëgguñ ñoo am benn taxa c'est suñ tur suñ family tur ma ne waaye man I think it's about time ñu faate yooyu noonu because ñun am nañ comfort yoo xam ne la tey man bi ma neex bi ñu wax léegi dañ bëgg pour ma ñibbisi pour ma ñëw liggéey si beneen faana bi ma demee ba wax collègues yi ne dañ ma recall léegi pour ma dem Gambia pour ma dem liggéey si yeneen ñu ne ma but you don't have to go, you can easily get work with us here because at the time I already led a resolution on crimes against humanity convention boo xam ne la musta am. It's the first time the United Nations is now working towards negotiating for a convention on crimes against humanity. Negotiation bi yàgg na the world international community yàgg nañ di yëngatu si waxi am convention on crimes against humanity. Am nañ convention on war crimes. Am nañ conventions on am nañ Rome Statute. Is a convention. The Hague Court. So why the yëpp today wax tuuti dañ dee laal tuuti si crimes against humanity. Why crimes against humanity since 1945 after the Second World War. Mënuñoo am a convention, a stand-alone convention boo xam ne la di nga mën a wane lii mooy luwaay crimes against humanity and all its crimes is covered in this convention. So the world yàgg nañ di yëngatu si waxtaan boobu. Ndax foog nga ne the Universal Declaration of Human Rights is a reality ndax it is just something written on paper and forgotten? Lan moo si sa gis-gis? It's a reality depending on your foo nekk di ko observer foo nekk di ko xoolee parce que gis nañ lu bari loo xam ne la powerful people powerful countries ñu ngi ko violate te ñu ngi get away with it. So you can say it's just something on paper because it's not applicable to some. But if man the crimes against humanity convention, if you look at the world today, there is convention on almost everything. Law international law, they deter people from doing that. Gambia nakala yobu Myanmar to the International Court of Justice. On why? Is because Gambia is part of a convention. Is against what Myanmar was doing against their own people, a minority group, ethnic cleansing, a genocide. And Gambia and that convention, if any member, any signature of that convention feel like their rights has been affected by the actions of another member, they are under a reservation clause. The other party munna yobu the other party to court and ask the court for declaration.
Okay. And Gambia ñu mën a toog ñu ne because there is a law that deter countries from committing genocide, from committing ethnic cleansing. moo tax Gambia mën a am sañ-sañ boobu noonu ne dañoo yóbbu Myanmar to court because of Myanmar is violating Gambia's rights under that law. Okay, gis nga li nga wax ni is so important ndaxte xam naa ne li nga wax ni tey dina gën a tax Gambia ni déglu ñu mun a understand lan moo tax Gambia yóbbu Myanmar court ndaxte at that time moo na ñu bari ñu ngi ko gisee ne ñun ñu ngi am problème yu bari solfuñ ko ñu romba problème yi nekk si réew mi ne ñu ngi yóbbu Myanmar court waaye gis nga ni nga ko waxee ni ne Gambia den bokk si convention boo xam ne mbépp koo xam ne you are signatory of that convention ba pare nga commit these acts these crimes beneen member state mun naa jël yóbbu la court even though su fekkee ne sax dëkk boobu has nothing to do with the crime and things like that so this makes sense to me fi mu nekk jekkalil Exactly. So loolu moo tax convention important. So the world for 75 years amuñ convention on crimes against humanity. The crimes against humanity ba léegi is unlimited. We cannot say we still want to include more crimes. Even ñun Africans we can even bring slavery as a crime against humanity boo xam ne la is long gone. So to have that convention is important because we can also be at the table. When Geneva Conventions and other conventions that were being created, some of our countries were not at the table. Why today is applicable to us. Why now to have a convention on crimes against humanity, Gambia can propose a crime that we believe can be a crime against humanity. Yeah, it is. So to have that kind of process at the UN, and then you have cross-regional countries reaching out to Gambia to lead as a facilitator, as a co-facilitator of that kind of a process. Lolu is a privilege and honor. Ñun loolu lañ amoon New York. jërëjëf Mr Amadou Jaiteh mbokk yi ki ngeen doon déglu noonu mooy Mr Amadou Jaiteh moom he's a former Gambian diplomat nekk international lawyer moom mooy ki nga xam ne mooy ki jiite movement bi ñuy ooyee People's Reformist Organisation for Growth, Renewal, Equity, Security and Social Justice. mbokk yu tedday fii la waxtaan ji daldi am fi mu ne duñ def lu dut daldi ëmba lépp loo xam ne Mr Amadou Jaiteh waxtaanee na ko fii daldi leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen attekat yi nga xam ne yéen atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii di leen gërëm di leen santa seeni mbokka Saliu Njie salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin